seen àndandoo ko rajo Futur Media fanweeri simili moom moo bootu ci ñeenti waxtu ci ngoon dal leen ak jàmm ci xibaar yi. màggalu ko Touba boyo boo ñi nga xam ni dañoo yaakaar def naka si dul noonu boyo boo ñu riggal ndax ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa police ak waa gendarmerie ñoom ñëpp jatu nañu waa gendarmerie lu toll ci junnik juróomi téeméeri takk der lañ fa yóbbu waa police lu ëpp ñaari junni ak juróomi téeméeri takk der ñuy xamal ni lépp li nga xam ni moom moo war ci kaaraange gi jël nañ ko ñaari pàcc yi doon amal ay conférence de presse niki tey jii ca Touba daa ngeen ci dégg suñu ndaw ya ñu yabal foofa ca dëkk bu sell bi syndicat unique bi boot liggéeykat yi yëngutu ci wàllug énergie ñaawlu doxalinu directeur général bu yees bu Senelec ñu ni daal doxul ci tànki ka nga xam ni moom la wuutu woon ca kër googu nee nañ doxalin wa tey na xel lool nag ka nga xam ni moom moo yore kàddu jëpp jëm ci wàllu jokkalege ak marketing bi daal di ñaawlu lu ni mel ni syndicalistes yi waroon nañu xoolaat la ñuy wax ndax gestion douteuse nekk na loo xam ne nii ëpp na naam sax su fekkee ni ñoom taxaw nañu temm ngir dalal syndicalistes yooyu ngir waxtaan ak ñoom. réewum Sénégal ñetti société yu yëngutu ci wàllug exploitation minière rek si lu ëpp ñaar fukk ñoom rek ñoom ñoo fi am ab plan de gestion environnementale ka ko xamle moom moo di secrétaire général bu ministère bu environnement ak développement durable daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi. waa RADDHO di ñaawlu la nga xam ni moom moo xew ca Guinée Conakry ñoom la ñuy sàkku mooy ña nga xam ni ñoom la ñu teg loxo ñu daal di leen di bàyyi ci anam ya mu gën a gaawee daa ngeen ci dégg ki nga xam ni moom mooy seen secrétaire général. tàggat yaram dañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior tour du web ak Jo Marone le marché ak Alaaji Seydou Nourou Ba bonne santé ak gan gi di Serigne Khadim Diouf mi nga xam ni moom moo jiite lii di Touba ca kanam moom la Pape Bes di baa di dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Amady Ndiaye ci xarala gi nañ ko waxee ci ndortele lañ koy dooree dañuy dem ba Touba foofa ci wàccaayuk màggalu ko Touba googu waatum 2019 wàccaaye ñoo nga ca waaye ñii di waa gendarmerie ñoom tamit moyens yu am solo la ñu daal di génne ci wàllu ko doomi aadama ci takk der yi ak wàllu ko matériel lu toll ci junni ak juróomi téeméeri takk der ñoo nga foofa ca dëkk bu sell bi général de brigade Cheikh Sène moom moo demoon visiter dispositif bi nga xam ni moom la ñu jël muy xam ne ni lépp lu war ci kaaraange gi daañu ko def dañ koy déglu moom général Cheikh Sène ci micro kenn ci suñu envoyé spéciaux ya ca Touba di Pape Bes Diba. bi ma jógee Dakar ba fii ci Touba gis naa ne ni ñu taxawee jaar na yoon li tubaab di wax ni cohérence de notre dispositif loolu lu am la. dinañ ay mesures aussi ba nga xam ne vitesse excessive yi dañ koy du am dafa nañoo li ñuy wax ay chicane yoo xam ne ci yoon nañu casser vitesse oto yi. gendarme yi ak motocycle moto yi aussi ñu ngi ci tali bi Dakar ba Touba ak yeneen axes yi yëpp pour que nit ñi di daw ndànk di ba pare circulation bañ a am ay bouchons en tout cas ñi mën a taxaw mu yàq seen déplacement di yàq seen itte donc na nit ñi dem ci jàmm ci vitesse bu dal arrivé heure bi ñu bëgg a egg jógee fa heure bi ñu bëgg a jógee te lépp ci jàmm ak dal loolu mooy suñu taxawaay. xam nga léegi nekkatul rek route nationale numéro 3 mi ngi am na route nationale numéro 3 am na Ila Touba am na yeneen tali yi aussi jógee yeneen gox yi yëpp ñëw jëm si Touba ci tali yëpp gendarmerie mi ngi fa taxaw comme ni ma ko waxee suñu taxawaay ci ñaari fànn rek fexe ba accident du am fexe ba nit ñi aussi di ñëw ni ñu war a ñëwee am na junni ak téeméeri gendarme ak yu ñu teg déjà ci tali bi uniquement pour ça. mu nekkoon général de brigade bu gendarmerie nationale di général Cheikh Sène ki nga xam ni moom la ñu dénk direction bi di yor lépp lu jëm ci wàllu kaaraange ga di direction publique bu police moom tamit loolu la wax tey ji mu doon jën ak taskatu xibaar yi daal di xam ne ni police nationale lu toll ci ñaari junni ak juróomi téeméeri takk der yóbbu na ko foofa ca dëkk bu sell bi la ca yees lu ñu duppee ay police mobile ak i drone muy xamle ni ñi nga xam ni ñoom ñoo di defkatu ñaawteef yi duñ leen may benn yoon fu ñu yàkkee seenug nàkk foofa ca dëkk bu sell bi Georges Déthié Diop. toogaay wu jekk ànd ak dal ci fauteuilam directeur de la sécurité publique di doxal artu nag ñi nga xamante ne ñaaw teefa leen tax a jóg police bàyyi na leen xel bu baax contrôleur général bu police Abdoulaye Diop. innovation bi ren mooy poste police yi ay poste police mobile lañu ay oto yoo xam ne ay poste de police lañu. am na ñoo xam ni defkati njaaxum lañ ku def lu dul yoon dinañu la jàpp
dénk la ñi ñu la war a dénk ñu génne la dëkk ba màggal gi jeex ñuy soog a toppatoo sa biir kon képp koo xam ne dangaa naroon a jubadi na nga yeddaat sa bopp parce que lu fi waay dëggal dinañu la jàpp dinañ la dóor ci biir kaso bi dañ koy leeral ren ku fi wut ndaa dinañ ko toj effectif yi ñu andi nit ñi ñi soli tenue rek la ñu gis waaye am na ñoo xam ne solu ñu tenue ñu ngi ci suñu biir ñoonu gën a bari fuuf kon képp koo xam ne da nga ñëw pour def lu dëppoowul ak yoon na nga ko jël teg ko fële doxal loo xam ni dafa dëppoo ak yoon. ngir lépp mot nag police mobilisé lu ëpp 2,000 éléments fépp la ñu nekk te duñu bàyyi dara. effectif yi engagé yi 2538 borom jakarta yi nañu xam duñu nangu ñu daw ñu gaare seeni jakarta borom sareet yi am na mbedd yoo xam ni yu mag yi bu ñu fa jaaree dinañ leen jàpp dinañu tooj seeni sareet du ñu nangu buuxante am ci siyaarukaay yi du ñu nangu buuxante am ci jumaa yi du ñu nangu buuxante am ci kër sëriñ si du ñu nangu buuxante am ci place ndajekaay yi du ñu nangu buuxante am ci gaar bu ndaw du ñu nangu buuxante am ci koñ-koñaan yi nekk ci biir dëkk bi parce que fu buuxante amee rek defkat yi jóg. juróom-ñaari poste de police avancé ñu installé ko ay drone itam ñu fas yéene koo jëfandikoo Georges Déthié Diop Touba RFM. Georges jaajëf moom moo di commissaire Abdoulaye Diop di directeur bu sécurité publique daal dinay addu ci liggéey ba nga xam ni moom la ñuy def gannaaw bañ teewee ci dëkk ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre ba léegi lu dabal wala lu ëpp juróom-ñaari téeméeri doomi aadama teg nañ leen loxo daal dinañuy teg loxo tamit yàmbaa joo xam ni defkatu ñaawteef yi dañ koo yoroon moom directeur de la sécurité publique lañ ci déglu di contrôleur général de police Abdoulaye Diop ci micro Georges Déthié Diop. am na ñoo xam ni defkati njaaxum lañ li la koy wan mooy opération yi ñu jëkk a def muy ay raafle ak ay patrouille jàpp nañu fi pour le moment juróom-ñaari téeméeri nit ak ñett kon nga xam ni ñëpp jubuñu fi mu nekk nii rek oto yi ñu mettre en fourrière téeméeri oto la ak juróom fukk pièces yi ñu nangoogul ci chauffeur si 1327 pièces la drogue bi liñ ci jàpp bareegul waaye mu ngi bëgg a doonub lim nag bu takku 2 kilo la ak 125 grammes ak téeméeri cornet ak juróom-benn ak téeméeri joint ak juróom-ñett. ñeneen ñu yëngutu ci kaaraange gi te yaa xam le ni lépp diggéey loo xam ne nii ay tere la loo xam ni dañ koy tere ci dëkk bu sell ba képp ku sàmmoowul ak ñoom dinañ ko digaale ak yow ndax ñu ni am na ay daan yoo xam ne nii nar nañ koo def loola ñu ko xamle ñoom ñoo di waa Safinatul ñoom tey jii lañ ko xamle biñ doon janook taskatu xibaar yi Marema Diop. daayira bii di Safinatul Aman daal di yokk ay dooleem ci màggal Touba édition 2019 lépp luy ay pexe daal di nañ koy tekk ngir jannoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy màggal si bu ñu sàlloowee ak tere yi nga xamante ni dëkk bi da ko fee tekk Serigne Modou Lo Ngabou jiite daayira bii di Safinatul Aman. mboolem ñiy màggal si ñu bàyyi xel mbiru tere yi muy jigéen ñi nañu bàyyi yooyu ñu yokk ci seen bopp yi ak yi ñuy monté ci seen xef yi ak xeesal bi ni ko sëriñ bi waxee dolli ko ci col gu gàtt geeg col gu yaraax gi dañ ko fiy tere te gaa yi ngi ci biir màggal gi di liggéey 24/24 am nañ équipe yoo xam ne dañuy yendu ba ngoon ñu wàcc ñi ci des fanaan te ñi ngi collaborer ak police bu baax a baax a baax. ay daan daayira bi di Safinatul Aman ni dinañ ko yëkkati daal di koy tekk si képp koo xamante ne ni li ñu bëgg jaaroo ca yoon boobee. koo xam ne da ngaa yor moto itam fob jigéen teg ci gannaaw dañ ko fiy tere kuñ ko fi gis daañu ca teg loxo te moto ba nga cee bañ a jotaat te boo ci jéemee jàppante gaa yi mën nañ laa làq fi barab ba màggal gi jàll xale bu góor bu watu watis gu ñaaw gu bonit bala ngaa buuse mètre dañ laa watum nel ba nga set ku sol tuba yi ruggi ko ba njiit laay la di feeñ bala ngaa buuse mètre gaa yi danañ la solal caay ju rëy fopp tubay ja nga soloon denc loolu moom gaa yi préparé na nit ki lu mu bëgg ci dëkkam da nga koy suturaal wormaal ko ca loola gaa yi nag mën nañ laa jege lool te doo yëg ne jege nañ la. Safinatul Aman nag ay waxtaan la jiitaloon fii ci Touba ngir rek ñaaxaat nit yi ci li ñu bëgg ci diwaan bile waaye itamit ñu ngay araftu képp koo xamante ni kilifa nga ni seen liggéey bi duñ ci may kenn mu dugal ci loxoom ngir daal di ciy ñaan ay intervention. Marema Diop fii ci Touba RFM. Marema Diop ci yoonu Touba woowu comme na mu ko doon defee ci ak dundam moom Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin daayira bi di soppe Al Amin ñoom it ñoo ngi gunge bu baax a baax taalibey murit yi wala jullit yi nga xam ni ñoom ñooy dem foofa ca Touba ndax ku jaar foofa ca Tiwaawan rek dinañ la jox ay ñam daal di lay gunge ba nga génn ca dëkk ba mu nekk loo xam ni day wane booloo ak bennoo gi nga xam ni moom moo am ci tarixa yi Cheikh Anta Diop. fii ci Tiwaawan ñu ngi dund bu baax màggal ak Touba ndaxte ñi nga xamante ni ñoo duppee seen bopp soppay Al Amin
bi sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine di dund de moom moo leen joxoon digal li ngir nag saa yu murit yi di dem Touba ci màggal gi ñu teeru leen ak i xéewal fii ci place Carrefour fees dell ñi ngi fiy joxe beñe ndox mu sedd café Touba ay xéewal yu takku Pape Mamar Gueye di coordonnateur soppay Al Amine wax ne lii de sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine moo leen ko digaloon. sant ñu fi teew ñëpp xale yi nga xam ne bàyyi nañu seen yitte ñii waroon a jàngi ñëw xam ni kat maam borom Touba moo xewle sunu mbokk murid di ñoo xewle ñu ñëw gunge leen ànd ak ñoom te fas yéene nañ incha allah at yi di ñëw buñ leen di gunge dañ leen di topp ba Touba ànd ak yéen jàppale leen ci organisation bi jàppale leen ci taxawaay yi ba ñu xam ni Tivaouane ak Touba benn la ñu dem ci ba jeex tàkk ndax sëñ Abdou Aziz Al Amine loolu la bëggoon loolu la ñu doon sant fépp fu ngeen seen mbokku murid jàpp leen ne yéen a bokk ndey yéen a bokk baay ndax ñaar ñi nga xam ne ñoo jiite tarixa yi ñoo bokkoon ndey ñoo bokkoon baay ngir dégg ndigal ki nga xam ne mooy maam Cheikh Ahmadou Bamba mi ne woon kaa leen yéen ñëpp ngeen sant le ma suñu borom. Serigne Moussa Sy di doom ci El Hadji Malick Sy Aminta dikkoon nag teewaloon Serigne Moustapha Sy Al Amine rafetlu lool mbir mi di sàkku nag lii ñu mën koo wéyal ndaxte day rataxal diggante tarixa yi rawatina Tijaan ak Murit ay Serigne nekk Murit Tijaan ba xaadir yi jóge woon Njaasaan ñoom ñëpp teewoon nañ ko rafetlu ko lool sàkku nañ ñu ñaan jàmm sax ba faaw ci Sénégal tarixa yi ñëpp nekk benn. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf Cheikh Anta Diop foofa ca Touba ak ca Tivaouane fukki simili ak benn moom moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi. RFM rajo askan wi. maa ngi leen ko doon wax ci bopp xibaar yi syndicat bi duppee boppam syndicat unique et démocratique liggéeykat yi yëngutu ci wàllug énergie di ñaawlu doxalin nga xam ni moom moo am ci këru courant gi di Senelec waa Sudeten di ñaawlu doxalinuk directeur général bu yees ba bu ñu sukkandikoo ci ñoom Pape Demba bi tey daal na mu yore kër ga nekkul yoon wa nga xam ni moom la ko nga xam ni moom la fa wuutu tegoon kër googu ñu ni doxalin wa ñaaw na tey na xel Fama Dione. ab gestion bu bon ci société nationale bi yor wàllum courant bi loolu la liggéeykat yi nga xamante ne ñoo bootu ci syndicat unique et démocratique travailleur ci wàllum énergie bi di ñaawlu ñoom nag nee nañ situation bi ki ko indi mooy direction générale bu nga xamante ni dañ ko faa indi te yàggul dara ñoom nag nee nañu ñu ngi xaar ci directeur boobule mu def ab gestion boo xamante ni du bàyyi kenn lépp loo xamante ni ki fi nekkoon directeur defoon na ko mu continuer ci lancé boobu Sudeten nee na organigramme bi nga xamante ni moom la directeur bi def bëgg ko ndax ku ko neex lay tabbu ci poste bu mu ko neexee saa bu mu ko soobee dogal yi nga xamante ni mu ngi koy jël du ci consulter kenn koo xamante ni liggéeykat nga di signer tamit ay contrat yoo xamante ni kenn du xam moom Pape Demba bi tey fan la koy jaaree ba di ko signer bokk na ci li syndicat bi di naqarlu ñàkk mu waxtaan bi nga xamante ni directeur bi mi ngi koy def maanaam du waxtaan benn yoon ak liggéeykat yi. ngir ñaawlu loolu lépp Sudaten di sàkku ci directeur général bi mu ñëwaat ci lu ñoo woowee équité ak di doxal yoon te it mu jël ay responsabilités ba nga xamante ni gestion boîte ba dina nekk ab gestion bu transparente juste te it mu jaar ci yoon. Fama Dione kaddu yooyu nga xam ni ñi di syndicat bi biral nañ ko ci ab bataaxal directeur bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu jokkalante ga ak communication daal dina koy ñaawlu bu baax a baax nee na loolu yëpp dara amu ci te syndicat bi dafa war a yamale ay waxam ndax lam naan gestion douteuse nekk na wax ju ëpp naam sax muy xamle ni mosuñoo tëj seen buntu waxtaan bu ñu ko bëggee ak syndicat bi loola mën naa am dañ ciy déglu Ahmedine Dida Diagne ci jokkoom ak Alaaji Seydou Nourou Ba. gestion bu doy waar wala bokk loo xam ni administration boo xam dafa tax a témbe mooy li ma leeral rek moom mooy ne jot nañ tey ji kayit boo xam ne ñu jógee ci benn syndicat boo xam ne mooy syndicat Sudetem buy représenté ay travailleurs au niveau de Senelec kayit boobu jot nañ ko direction générale dina effectivement woo ñooñu noonu pour waxtaan ak ñoom sur situation bi nga xam moom moo nekk au niveau de Senelec situation bi a priori boo xam ni tey gisuma ci lu waral tey ñu mën a utiliser ay mots comme nébuleuse wala des mots yoo xam dafa mel ni am lu jikki jaaxal li ci xam daal moom mooy direction générale dina rencontrer Sudeten et l'ensemble des syndicats yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au niveau de Senelec pour ñu jàmbar situation wu Senelec pour nu ngi ko gën a mën a jëmale kanam mais je pense que ni déjà jéego yu bari ñu ngi koy def pour jàmm ak
liggéey bu xareñ dox ci biir Senelec. mu nekkoon directeur communication ak marketing bu Senelec di Ahmadou Ndida Diagne. Sénégal ñetti société rek ci lu ëpp ñaar fukk yoo xam ni ñooy yëngutu ci wàllu exploitation minière ñoom rek ñoo fi am ab plan de gestion environnementale et sociale boo xam ne nii dafay laal lépp lu jëm ci wàllu réhabilitation di ko xamle moom moo di secrétaire général bu ministère bu environnement ak développement durable Mamadou Lamine Guissé yëkkati yooyu kàddu tey jii ci am ndaje réunion interministérielle buñ doon amale ca Diamniadio dañ koy déglu ak Abdou Diouf Diagne. bi ñu xoolee cartographie bi lépp ñaar fukki tey société ñi ngi exploité ñii ñi ngi ci xeer yi ñii ñi ngi ci or bi peut-être ñii ñi ngi ci yeneen ressources minières mais li ñu seetlu mooy ñett rek ñoo ci am plan de gestion environnementale et sociale bi comporté fonds de réhabilitation mooy société Sabodala Gold Operation mooy société GCO ak beneen troisième société boo xam ne ñoom ñoo ko am mais li ñu seetlu du ñooñu rek fi nekk pour permettre maintenant ñi nga xam ne amuñu ko ñu dab ñi nga xam ne am nañ ko ñun ak waa ministère des mines ak waa chambre des mines dinañ toog waxtaan xool tey kenn ku nekk ñu étudier ko au cas par cas ndax ñii di def phosphate bokkut ak ñiy def fer bokkut ak ñiy def basalte ñiy def basalte bokkut ñi def latérite ku nekk am na nooy liggéeyee ku ne am na nooy doxalee ku ne am na nooy gasee buñ ko xoolee ci suñu biir ñu xool ban jeexital la am ci wàllu environnement ñu proposer suñuy kilifa ñu ne gis nañ ne kat ñi exploiter basalte tey pour réhabiliter seen sites yi nii lañ war a doxalee ñii exploiter carrière latérite nii la ñuy doxalee ñi exploiter or nii lañ war a doxalee bu ko kilifa yi adopté nga xam ne ñun ñëpp ñoo ci ànd doxal ko te si c'est le cas ñàkkul ne sa mën nañoo dem ci yeneen réew xool ñoom nan la ñuy doxalee parce que Sénégal fii bi ma laajtee nee nañ ma benn mine rek lañ fi mas a exploité ba mu jeex réhabilité ko benn rek la te depuis avant l'indépendance ñu ngi exploité ay mines. ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média waajtaayu ko juróom-benneelu édition bu forum bu Ndakaaru bi ñuy waxtaanee wàllug jàmm ak wàllug kaaraange ñoo nga ca waajtaay bu baax a baax ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu affaires étrangères ay généraux ak yenn experts maanaam seen xel màcc jëm ci wàllug kaaraange te ji daje nañu doon waxtaan xool naka la ñuy def ba indi ay yeesal ci boobu ndaje Seydou Nourou Ba ma nga woon ca conférence de presse ba nga xam ni moom lañ doon waajalee moomum ndaje ñu déglu ko. ne moom mooy ñàkkub kaaraange doon na loo xam ne responsabilité la ci média yi waaye itam kilifa yi loole nag dafay laaj ñu am ay koppar yu bëree bëri ci biir espace UEMOA ngir fexe ba assurer kaaraange askan wi ak seeni moomeel Amadou Ba nag ministre des affaires étrangères jàpp ne juróom-benn la forum bile waram fii ci Dakar jëm ci jàmm ak kaaraange fépp ci Afrique dana dalal lu bëri ci ay experts maanaam ñu seen xel màcc jëm ci wàllum sécurité su ko sax jaree ñii day généraux dinañu summi seeni tenue taxaw wax ak askan wi ngir ñu xam ñoom li ñu xalaat ak li ñu gis ci ñàkkub kaaraange bi nga xam ne mu nga wéy ci Afrique waaye tamit ñàkkub jumtuwaay ñeel way takku der ya ngir jàmmarloog Samba Sura Bale ci wàllum terrorisme Amadou Ba nag ne loolee des koy waxtaane bu baax a baax ci juróom-benneelu forum bile général Babacar Gaye nag ne loolee maanaam ñàkkum kaaraange boobee doon na loo xam ne daanaka jamono jilee amul dëkk Afrique boo xam ne dund ko li ko nag waral mooy nañ ko waxte de mooy état ñoom seen bopp ñoom ñoo faible ñuy toog di seetaan lu ci ëpp noonu la fay demee lu ci mel ni ñàkk mën a contrôler seen espace ñàkki ndey saafara ci ndóol gu métti beeg yenn feebar yi dem sax ba ñàkk équipé maanaam jox ay jumtuwaay yu doy marine bu Afrique ba ca golfe de Guinée loolu yëpp jàpp na ne moom mooy gën a mettil ñàkkub kaaraange bi nga xam ne mu ngay jur mbirum terrorisme général Babacar Gaye nag ne ëpp na 200 junni bakkan yoo xam ne dañoo rot ci Sahel ci 2 junni ak lu ëpp ci ay attaques yoo xam ne am na fa waaye tamit boole ci ñi nga xam ne ay junni doomu aadama yoo xam ne dañoo daw làqu feneen. ndaje moomu di forum bu Ndakaaru bu ñuy waxtaanee wàllu jàmm ak wàllu kaaraange jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-ñaar jëm ba ca fukki fan ak juróom-ñett ya ci weeru novembre gii di ñëw. ak RFM kumpa jeex na. Ndeti Diop. gannaaw dal ba wàccoon na ca am taax ba faat doomi aadama niki démb ci Médina suñu ndaw dellu na fële nga xam ni moom moo di fii ci Médina ci rue 6 angle 5 xool askan wa naka la ñu gisee lu ni mel ñu nii nag nekk na loo xam ni ku ci nekk am na ci gis-gis te responsabilité war nañ ko seet ci fu nekk waaye tamit nit ñi nga xam ni ñoom i luye tamit war nañu xool kër yi ñuy dëkk reportage fii ci Médina Mamadou Oumar Ba. kër bu daanu de moom. gënalul kenn arrangé wul locataire. El Hadj Diouf tailleur la nekk ci atelier wam lu soriwul dara foofu bâtiment bu màggat lool xeer yi wadd saa su nekk jotaguñu gaañ kenn waaye El Hadj jàpp ne ci cas yi responsabilité borom mi ngi ci. boo demee ba nga xam ne yow sa kër léegi dafa nekk vetusté mu màgget war nga jox gaa yi délai ñu génn pour nga mën koo defar su fekkee ne jox nga leen délai génn ñu nga saisir état bi. ñoom ils sont là pour ça
bu dee ci beneen situation la bu gën a graaw état warul xaar sax ñu ko koy yëgal. bu xoolee rek xam ne kii moom baaxul étage bi baaxul li ñu war a def rek génne nit ñi immédiatement ñu daaneel ko moo gën. waaw parce que bu fa bàyyee nit ñi bu ñu daanoo seen kaw beneen affaire la. lu soriwul dara foofu ci kanam Samba Ba mi ngi taxaw wetu xaritam defarkatu dàll moom dafa jàpp ni loyer bee cher moo tax ñi dëkk ci kër yooyu mënuñu dem feneen. ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ci ay jafe-jafe la ñu nekk ndax luye kër fii ci Ndakaaru dafa cher trop soo ñëwee ñu laaj la avance su 4 weer su fekkee nag sa salaire moom fukki junni kott la nooy def looloo tax ñu bëri ba léegi di wéy di dëkk ci kër yu màgg. bu ñu sukkandikoo ci Bamba Fall maire bu Médina juróom benn fukk ak ñeent bâtiment ci commune am mën nañ daanu saa su nekk bâtiment yooyu bokk na ci ay école église waaye itam ay juma. Mamadou Omar Ba bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ni moom moo di préfet sous-préfet bu Dakar Plateau moom Djibi Diallo di xam ne ni ñii di maire yooyu nga xam ni ñoom ñoo dëkkandoo ak lii di bâtiment yu màggat yooyu bay daanu dañoo war a jël seen i responsabilité waaye tamit ñii tamit di promoteurs yi tamit war nañu xoolaat naka la ñuy doxalee moom muy xam ne ni dañoo war a jël ay daan yu mat yu teeng daal di koy teg ci kaw ñi nga xam ni ñoom ñooy def lu ni mel muy xam ne ni bâtiment bi nga xam ni démb la wenn dal waa daanu nekk na boo xam ne dañu ko modifié maanaam joyanti te amul benn autorisation sous-préfet bu Dakar Plateau Djibi Diallo dañ koy dégloog Jo Maroon. Monsieur le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye bu dégg bëccëg loolu def ko préoccupé ministre yu bëri mi ngi ciy àddu mais c'est un problème très complexe parce que li ñu war a constater d'abord mooy que Plateau dans le en général bâtiment yi bu ci nekk ëpp na 100 ans ba pare bi koy construire nekkuloon ay immeuble lu ci gën a bëri dañ doon concevoir tey nag fi population yi toll ak fi soxla yi toll tax na bi nit ñi ku nekk da ngaa bëgg dëkk Dakar jege ci biir ville te loolu daf leen jaral lu nekk te là yàlla problème maintenant à chaque fois que ñu interpellé ñu commission auxiliaire personne civile dem na sur place def ay inspection def ay rapport ak ay recommandation loolu chaque fois dañ koy appliquer mais li ñu war a xam mooy que ne bu fekkente na recommandation li ñu njëkk a wax de boobu mooy maire bi na jël de période et d'évacuation pour génne population yi loolu pour mu am dañu war a fexe ba population yi génn dans de très bonnes conditions accompagner leen mais souvent c'est pas le cas ñaareel bi nit ñi dañuy tabax sans autorisation de construire te loolu tamit responsabilité collectivités locales yi la en général pour que ñu mën a xool par toutes les collectivités locales bu fekkente ne am na koy tabax te am autorisation am nga sa agent envoyé war nga mën a xool ndax am autorisation bu ko amul da nga ko war a arrêté nga sommé ko bu ko nangul nga saisir urbanisme pour ñu mën a seet naka lañ ciy doxalee ak moom mais nit ñi dañuy tabax sans autorisation modifier sans autorisation di fi dëkkal ay nit kër gi rafet fekk kër gi baaxul loolu nag bu amee dama wax ne dañu war a xool sanction yi il n'est pas question que benn bailleur ñëw jël kër mettre en location ak kër gi baaxul bu fekkente ne bâtiment bi baaxul borom bâtiment bi moom moo am charge pour démolir bâtiment am boo ko amul il faut se faire assister par la commune bu yooyu yëpp tëye nag par état bi di soog a ñëw donc li ñu war a démolir ci bâtiment bu ñu xëyoon di ko démolir toute l'année dañ démolir presque la moitié des bâtiments de Dakar en général donc problème bi loolu la ensuite day am ay résistance buy am man mi di wax ak yow yóbbu nañu ma tribunal ñeenti yoon ci ay cas yu mel nii parce que seulement dama bëgg a sauver ay doomu aadama ak seeni bien loolu kañ la woon c'était en 2015 2016 bi 2017 sous-préfet bu Dakar Plateau di Djibi Diallo wax ci li nga xam ni moom moo xew ca Guinée Conakry waa RADDHO di ko ñaawlu bu baax a baax tey sàkku ñu daal di féexal ca anam ya mu gën a gaawee ña nga xam ni rek moom la ñu teg loxo di ay manifestants yoo xam ne ni dañ doon manifester ñuy sàkku tamit ci kii di njiitu réew ma di Alpha Condé mu daal di respecter lii di sartum réew ma di constitution ba waa Union africaine ak waa CEDEAO tamit ñu jël dogal wax ci balaa jee di am foofa secrétaire général bu RADDHO Sadikh Niass lay wuyoo dañ koy déglu ci téléphone Jomaron. li am Guinée fu mu ne nii commencé na di jéggi dayoo moo tax ñu ne ñi ngi demandé ñi nga xam ne mooy mbootaayu xeet yi ak kuréelu CEDEAO ak Union africaine ñu taxaw xar seen tànk tubéy mun a dox ci diggante bi entre acteurs politiques yi société civile bi syndicats yi pour que ñu éviter Guinée li nga xam ne mooy crise boo xam ne nii day nekk crise boo xam ne buñ ci duggee duñ xam fu muy yem te ñi ngi wax tamit président bi nga xam ne moom mooy indi réforme yoo xam ne nii dañuy bëgg a di jël constitution di ko soppi ndax rek des ci nguur gi loolu dañu ne dafa war a xewi ci Afrique de l'Ouest dañoo war a respecter li ñuy wax principe démocratique respecter constitution yi boo defee ñaari mandat nga bàyyi keneen ñëw loolu moom lañ war a def ba nga xam ne CEDEAO sax daf ci war a taxaw wax ak état yi dëkk yi ñu def ko ñu def ko loo xam ne ni day nekk ay sart yoo xam ne kenn dootu ko jalgat ñu libéré ñi nga xam ne ñi ngi leen jàpp te teguñu ko fenn lu may ñoom dañ doon exercer seen droit marche ak manifester dafa bokk ci liberté yi nga xam ne dañ ko garanti ci constitution bi garanti ko ci ponk yi nga xam ne dañ ko tënk ci instrument yi nga xam ne Guinée daf ko signé ratifié ko mooy liberté expression. RFM Sport. Abdou Diouf Junior ñoo ngi lay nuyu.
maa ngi lay fay Alaaji Ndate Diop. tàggat yaram football lañ koy dooree ak CHAN 2020 gaynde yi di waajal bu baax a baax seen joganteeg Guinée. ñoom ñoo gagné xam ngeen ko dimanche bi ñu weesu tournoi bu UFOA ñoom nag tey jii la ñu dugg ci regroupement li ñu bëgg daal mooy fàtte li nga xam ne bànneex la ñu amee ko ci boobule ndam bi ñu jëlee woon ca Thiès keroog ca dimanche ja daal di nag jublu ci match bi nga xam ne moo war a dox seen digganteeg waa Guinée Conakry. jongante boobee nag moo leen di may ñu dem kon bokki ji ca pom yi nga xam ne mu ngi dajale ay équipe yoo xam ni ñoom joueurs ya ca nekk dañuy football ca championnat locaux yi ñu naan ko CHAN 2020 bi war a amee ca Cameroun. ñoom nag guney Serigne Saliou Dia jamono ji nee nañu seen xel lépp ñu ngi ko bàyyi ci boobu la jongante ñu déglu ki leen di tàggat Serigne Saliou Dia lay wuyoo ak Soda Thiam. mais liñ ci mën a retenir rek mooy xale ñëw nañu ak état d'esprit bu baax parce que defe naa li am solo mooy match yu UFOA bi tournoi UFOA bi ñu gagné ñu fàtte ko tout de suite pour mën a plonger un peu dans l'avenir defe naa loolu c'est du passé la comme ni ñu koy waxee donc li am solo mooy li ne ci kanam te li ne ci kanam bu ñu bougé wul jël ko duñ ko mën a jël donc moo tax il va falloir que ñoom ñu fàtte pour mën a nekk ci maanaam ci disposition pour mën a dem jël li nga xam mooy seen kanam mooy suñu match contre Guinée bi nga xam ne vraiment dafa am importance bu capital si suñu deuxième objectif muy un peu qualifié ci CHAN bi après quelques années d'absence ci pour Sénégal. mais xam naa match bu jafe la ñuy xaar parce que ku xam Guinée xam ni chaque fois match yi dafay am pression wala public bi dafa xaw a chaud ñoom aussi dinañ jéem a forcer def tout pour indi problème booy ainsi de suite mais je pense par rapport à ça ñun c'est important que xale ñu tàggat leen ci loolu comme ça ñu expliquer li nga xam ni peut-être war nañ ko fekk foofu da nga xam ni bu ñu ñëwee fekk ko fa du doon lu leen di jaaxal du doon loo xam ni dina leen mën a bett donc vraiment fi mu ne dañ leen di préparer mentalement à toutes les situations ak éventualité boo xam ne bu nekk mën na am foofu voilà loolu bu lu xew Guinée après dafay doon rappel juste ñoom mais day doon loo xam ne waxoon nañ ko wala xamoon nañ ko donc heureusement am na ñoo xam ne nekkoon nañ fi ci édition bu mujj bi donc voilà par rapport à ça vraiment nañ ci gën a waxtaan gën a am sur le plan taxawaay boo xam ne dinañu permettre ñu mën a pare à toutes ces éventualités. ñu dem ba Malem Hodar des ci wàllug football Malem Hodar ca Tamba la de foofa nee nañu ñeent fukk ak juróomi million la ñu soxla ngir yeesal li di stade. waaw moom nag ci daanaka région bu Kaffrine la bokk moom Malem Hodar ñeent fukk ak juróomi million yooyu nag moom moo leen di may kon ñu defaraat seen stade ba bokk na ci liñ war a defar foofee moo di tribune ba. nee nañu daal fi léegi at mi ñu jëm ci la ñu koy tabax loolee ki ko xamle di Abdou Ndaw mi nga xam ne itam nee na dina def ba lii nga xam ne moo di grille de protection yi mooy weñ yooyee nga xam ne dañ koy samp ci miir bi ngir bañ nit ñi su yëf yi neexee ba neex ci seeni xol ñu daw wutali joueurs yi ci biir terrain bi nee na daal ñetti at a ngi nii ñu dooroon liggéey conseil départemental doon ko def waaye nee na daal dañ koy yeggale moom Abdou Ndaw moo ko xamle mooy maire bu Malem Hodar ñu déglu kooku Oumar Ndiaye. tribune bi moom nee naa leen xëy na wax yi rappelé la parce que tribune bi su fekkoon na Pakassène lañ séntu woon première phase bi ak suñu projet te mu nekkoon ci suñu plan triennal ak plan annuel d'investissement bi dañ ko respecté ba doon tey waxatuñu ko ñaari projet liñ bindoon moo doon benn bi mooy électrification Tawa mooy quartier bi nga xam ne amagul courant ci biir commune bi nekk à 2 kilomètres 5 beneen bi ci des moo doon tribune bi malheureusement 27 millions lañ jot ñun ñoo ko complété pour lancer appel d'offre bi pour électrifier Tawa donc mu des tribune bi donc tribune bi suñu premier investissement ci 2020 bu soobee yàlla tribune bi moom lañ ci inscrire parce que moo jëw en deuxième point ci Pakassène diggante ñeent fukk ba ñeent fukki millions ak juróom giri yi xam nga du ñun ñoo ko defoon conseil départemental ñoo ko engagé woon depuis ñetti at parewul boobu ba léegi mais li ma xam mooy laay soo bi mu ñëwee ci finalu jël na ci loxoom 5 millions daf ko diggee ni mu ko diggee la ko demee jël teg na ko ci loxo préfet pour ñu yeggali grille de protection yi yan condition yan anam la mu ngi nekk diggante conseil départemental ak entrepreneur bi ak jeunesse. lu ci mën di am war ngeen ci jàpp ndax stade bu Malem Hodar ñu ngi ko clôturé ci atum 2005 ba léegi nag amul tribune amul courant ba tax na kon ñi nga xam ne ñoo fay football dañuy teel a football te xam ngeen ne bërëb yooyu bërëb yu tàng la kon ci tàngaay bu métti la ñuy football nañ leen jàppale ñoom ndaw yi nekk foofee ca Malem Hodar. biti réew la ñu jëm ak jongante xaritoo yi Algérie mu mel ni dafa duma Colombie duma yu metti loolee nag dafay wane ne ñoom daal champion d'Afrique ñu doon sàccuñu ko nanguwuñ ko maanaam dañu ko xeex ñefe ko ba am ko seen digganteeg waa Sénégal ndax 3-0 lañ dóor waa Colombie loolee xëy na ñu bëri xaaruñu ko woon waaye Riyad Mahrez ak dayo bi mu am wane na ko ndax 2 but la dugal ci boobu la jongante loolee nag dafay tax ba kii nga xam ne moom moo di Algérie wanewaat bu baax a baax ni footballu Afrique mu ngi am taxawaay bu mucc ayib ndax xam ngeen ne Colombie moom du équipe bu ndaw ci wàllu Amérique du Sud waaye itam du sax équipe bu ndaw ci wàllu adduna bi
Bounedjah moom moo njëkkoon dugal but ci boobule jongante bi nga xam ne kon moom Algérie moom moo ci jëlee ndam 3-1 mu ngi dugal buyam bi ñu dawalee lu toll ci fukki simili ak juróom. ñu jeexale ak qualification euro yi ci wàllug ndaw ñi gone yu France moom qualifié nañu naam sax bu fekkee ni métti woon na ci. métti woon na ndax juróomi bal la ñu dugal gaay yi fekk leen fa dugal yeneen ñett mu doon loo xam ne kon su dul woon ku ne gi ñu dippee Hudson Edouard moom mi nga xam ne ñetti but dugal na ko ci boobu la jongante kon làmbaay mënoon naa ñaaw ci doomu France yi waaye làmbaay dafa mujj rafet ci ñoom ndax qualifié nañu gannaaw bi ñu dooree juróomi bal ci ñett doomu Slovaquie yooyu la ci wàllu qualification euro bi la yoon ci mag ñi euro 2020 Suisse maanaam yenn résultat la lay jox ndate Suisse dafa daan ñii di waa Irlande 2-0 Suède moom dafa témboog waa Espagne ku nekk benn nga dugal sa bi ca kangi morom Israël daal di dalal waa Lettonie daan leen 3-1 Italie moom dem doxantu ji fële ca Liechtenstein daan leen 0-0. loolu bari na de loolu la ñuy duppee la main. Tour du web ci RFM. Jo Maron. xibaar yi rusee ci internet ñu tàmbale ko ak waa IGFM wax ci magal bu Touba ngir nag événement boobu police ci boppam dafa yokk rek nit ñi nga xamante moom la doon yóbbu foofu ngir fexe kaaraange am foofu ca Touba ren lu toll ci 2,000 ak 700 ak 307 moom la ñuy yóbbu foofu bu ñu sukkandiko ci kaddu général Abdoulaye Diop contrôleur général de la police nationale mu doon jàkkaloog taskatu xibaar yi foofu ca Touba mbirumu kankurang dañ koy tere foofu ca Kolda ci at wi weesu ba léegi moo tax comité d'initiative ngir fexe rek indiwaat kankurang boobu yëkkati ay kaddu foofu ca Kolda lu mu soxla mooy tere boobu ñu tere kankurang boobu faw ñu dellu ca gannaaw xibaar bi mu nga fës ci site bi di Kolda News. coppite am ca assemblée nationale bureau bu bees la ñu taxawal Moustapha Cissé Lo moom nag mooy premier vice président Yatta Sow ñaareelu vice président Cheikh Tidiane Gadio dugg si na moom sax moo ñetteelu vice président. information bi mu ngi ca page d'accueil bu Dakar Actu ci presse Afrique ñu wax ci kaddu yi nga xamante ne Mamadou Lamine Diallo yëkkati na ko jëmale ko ca mbirum Sonko mu ne na askanu Sénégal joxante loxo ngir fexe rek soowee Ousmane Sonko ngir mu mucc ci nguur gi nga xamante ne mooy nguuru Macky Sall Mamadou Lamine Diallo yokk na ci ne nag ndax dañu war a leeral juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent yi wala dañu rek war a dem xeex ngir jël juróom-benn junni ci ay milliards yu royalty bi ñu njortu ne Aliou Sall ak Frank Timis dañ ci tàq. E-Media wax ci mbirum karange li ñuy sàcc jur yi ak mbirum terrorisme naka la terrorisme di dunde ci càccum jur gi laaj bi bàyyee ko ca Cheikh Bamba Niang bokk ci CENTIF mu doon yëkkati kaddu yooyu ci ndaje boo xam ne mu ngi doon am ci teewaayu ministre affaires étrangères Amadou Ba waxtaan bi jëmoon ci forum international bu Ndakaaru ñu jagleel ko mbirum jàmm. liñ doon jéem a teg loxo Guillaume Soro fale ca Barcelone nguurum Côte d'Ivoire àdduna ci donte sax dañ ko doon tuumal ci lu mel noonu ci kaddu yu bàyyee ko ca ministère bi yoroon mbirum affaires étrangères foofu ca Côte d'Ivoire dafa xamle ne gouvernement bi yoonam nekku ci mosul xalaat lu mel noonu xibaar bi Alerte Info moo ko fësal. waa BBC Afrique fësal avion cargo bu Tshisekedi njiitum République démocratique bu Congo avion bi dafa daanu woon waa BBC Afrique fësal nañu ne. am na ñeenti nit ñoo xam ne gis nañ leen te dañu faatu ca États-Unis benn policier la ñu teg ay daan ngir faat bu mu faat nit ku ñuul loolu nag mu ngi amee woon ca aljuma ji weesu ndax doomu Amérique boobu dafa doon def opération de contrôle dajeek xale bu jigéen boobu noonu la ko faatee RFI ñu joxe xibaar bi jaarale ko ca Twitter. Jo Maron jaajëf le marché tollanti gi ak Seydou Nourou Ba. dal leen jàmm. jaaykat yi jóge fu ne ci Sénégal ñu ngay waajal takk seeni kaaka wutali dëkk bu sell boobe di Touba Mbacké ca Diourbel nag déplacement beeg marchandise bi nekkul lu yomb te loolee boo ko naree boole bëgg a dem jaay yi ngir am dara faw nga dépenser lu bare bëri reportage foofee ca marché Ndoumbé Diop bu Diourbel Babacar Diouf. bénéfice bu mu yaakaar ca Touba tax na moom mu lepp xaalis bëgg a dem jaayi marchandise xaalis boobu nag day tax mu yokk li nga xam ne moom la yor ci taabalam ndaw si noonu la nar doxe ci màggal gi moom jaaykat la ci marché Ndoumbé Diop bu Njaare bi liggéeyal ko jaayante ko ba màggal ba si suba ga ñu doog a lal ñaan yàlla génne xaalis si jàmbur teg lépp daal ci loxoy sëñ Touba ndax sëñ Touba moom màggal gi teg lépp ci loxoom ñaan yàlla dem ak jàmm waaw damaa lépp xaalis si jàmbur de pour dem jaay man lépp naa lu tollu fukki junni ak nangam waaye am naa ci yaakaar ne ndax mooy sama liggéey
waaw dinañ fara am jafe-jafe tuuti rek waaye du yàgg ndax sëñ Touba dina jàppale ñëpp ba ñëpp lal. ci loxo ndeyjooram benn xale bu góor moom tamit mu ngi yor ay marchandises di préparer pour dem Touba jaayi fa li nga xamante ni moom la yor moom nag nee na bu dul transport bu muy fay beneen dépense bu am solo gisu ko ci. waaw man moom sama transport ay retour moom dinaa fere mat 15000 sama transport ndax mais dana yóbbu samay bagage ak sama yëpp moo tax. waaw Touba moom boo xool dépasse bi tawu fa ndax Touba moom da ko xéwal la boo yeggee ndekki ngay jënd ak say frais sa waan ay ndox ak yeneen yooyu ay jéeg yooyu noonu. waaw doo gën a añ doo gën a reer. waaw moom wax dëgg yàlla Touba njaay ma nee na da nga am bénéfice macha allah wax dëgg yàlla. waaw loolu yëpp moom da nga jaay ba kontaan daal xam nga Touba comme ñun ay commerçant leen da ngay jaay booy ñëw nga kindaat bagage indaale loolu moo tax ko bénéfice mën nga am 150 000 bénéfice mën nga am 200 000 xam nga. wante li ñu war a leeral mooy du jaaykat yëpp ay fabu dem Touba ñenn ñi dañuy xaar ñi nga xam ne ñooy màggali ci yoon wi mën leen a jaay seen marchandise. Babacar Diouf ci nag wàccay màggal Touba jaaykat yi nag ñu ngay jóge sax ba biti réew di dépenser lu bëri ngir seen transport ak seen transport marchandise yokku ci yeneen dépenses yoo xam ne léeg-léeg dafa ñëw te duñ ci mën dara waaye nag dañoo jàpp ne investissement boobu dafay jur dara Touba Mariama Diop. Dakar Thiès Ziguinchor ak yeneen ci ay diwaan ci dëkk yi ay jaaykat di jóge fu nekk ngir ñëw fii ci Touba bu màggal gi teroo xaalis yu bëri ñu koy investir ci jaay ak jënd boobee fii ci Touba 28 lu soriwul dara jumaa ju mag ji ab jaaykat bu matla ak ndegenaay daal di fay nekk Matar Seck mi lu ëpp fukki at ak ñaar mu ngi ñëw fii ci Touba ngir jaay si ay marchandises am. man bi ma jógee Dakar ñëw Touba 5000 francs laa bu ma xoolee li may dépassé moom lu mënuma koo lim moom dañ ci am lu nekk daal moom waaw bénéfice moom dañ ko ci am dañ ci daax santage pour usine ba tamit li may fere fii moom bu ma ko doon seet moom dana mat 150 000 man ak booy bi ma nekkal ci 15 jours yi ñu fiy diire. ñaari junni ci wàllum transport Thiès jëmale ci Touba ak it ay marchandises yoo xam ne ëpp na téeméeri junni loolee la soxna si daal di dépensé ba ñëw fii ci Touba moom nag mu ngay jaay bin cuuraay ak lu ni xeetoo juufa mi jóge ba Thiès. loolu daal la ñu fere paas beeg paasu bagage yi ak yëpp jënd ñu benn lekk dépense yi moo seer maa ngi ñaan yàlla génnaati da li ma fere woon yëpp dellu si waat. màggal bi nag nekkul rek ab seetub jaay ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bàyyeekoo Sénégal yeneen i jaaykat di jóge itam ci yeneen i réew place bi nga xam ne ay takkaay lañ fa gis yu bare lool nit yi di sëqatoo Maam Thier ak ay moroomam bawoo ba Guinée. fii daal dëkk xewal la quoi. par personne ngeen di passe 26 000. waaw au total 108 000. damay dédouaner bagage yi tamit. ñaata nga ko dédouaner. par 12 600 la. loolu la def de mooy egsi fii Touba. màggal gu Touba di ab événement bu mag boo xam ne jaaykat yi fu ne la ñuy jóge ngir daje fi kenn ku ci nekk nag di ci dugal koppar gu bare bari yaakaar ni rek bu bis bi daal di jeexee nga am lu romb la nga ca def. Mariama Diop jaajëf yéen it jàngeen jëf le marché jeex na mën ngeen a yónnee seen i xalaat ci rfm dakar @gmail.com wala rfm le marché @gmail.com jàngeen jëf ci teewlu bi ba taar bi ñu dëgmal ngir leen xibaar yi ñeel koom-koom. dal leen jàmm ci bonne santé et spécial màggal ku wax màggalub Touba waxit bernde wante lekkub lenn cub ñam mu ëpp mën naa jur ay jafe-jafe wala sax dem ba jural ko ay jàngoro docteur Grace Aison doon nutritionniste di woote ci moytandiku. ndànk ci lekkin bi lekk yi ñu nar a lekk ndaxte yàpp bu bëri bi war nañ ko mën a moytu ceeb yi nga xam ne dafa niin tamit ak ceeb yi nga xamante ne dañu bëri ay ingrédients yuñ ci def lu mel ni ay charcuterie jus yi tamit war nañoo mën a moytu ndax suukar su bëri si muy àndal rek baaxul ak colorant yeeg. boobu lépp woote ñu gën ko jëmale ci ñi nga xamante ne lekk gu bari ñoom la gën a mën a lor. ñu ci bëri dañuy ànd ak seeni feebar yu ñuy sooxaale lu mel ni ay tension yuy yéeg ay diabète ay cholestérol ci màggal bi léegi nag fàtte na ñoom feebar yooyu mi ngi ci ñoom am na ñoo xam ne tamit duñu sax yëg ne feebar boobu mi ngi leen di yoot donc bu ñu nekkee di lekk yi noonu mën na yee feebar bi wala mu yokk seen feebar indi leen lu ñuy wax ay accident cardiovasculaire wala mu indil leen ay tension ay malaise lu ñuy wax malaise léegi yooyu yëpp lu bëri dinañ ci wàññeeku ndax bu weesoo feebaru tension yeeg yooyu feebaru biir buy daw beeg. docteur ana taalibe bi naka la war a mën a lekkee ngir moytandiku lépp lu ko war a mën a lor. si préparation wu lekk bi cet gi ci niñ koy lekkee sax war nañ mën a tàmmal seeni bopp di raxas seeni loxo ak ndox ak saabu ba mu set balaa ñoo commencé sax di dugg ci waañ beeg di manipuler togg yeeg
yeeg yooyu wala ñuy fay am leneen lu ñu fay def ci douche yi rek war nañ heure bu ñu génnee rek ci douche yi rek wanag yi rek ñu raxas seeni loxo ak ndox ak saabu. lépp daal mu ngi ko teg ci lekk lu yem. manger à sa faim et ne pas abuser dans l'alimentation. moom docteur Ezon dig daje ëllëg ci beneen numéro bonne santé spécial. RFM. ganu xibaar yi. gan gi tey di Serigne Khadim Diouf moom mooy administrateur Touba ca kanam si àndandoo ko yéen ak wàccooye ko Touba gi màggalu ko Touba gi Pape Bess Diba moom la dalal ñu déglu leen. mbokki auditeurs yi ñu ngi leen ni dalal jàmm ñi ngi fii ci Touba nag lu jëm ci màggalu Touba gi équipe RFM bi yëpp ànd ci ak Daouda Diouf Babacar Fall ñuy dalal tey suñu gan di Serigne Khadim Diouf ñi ngi dalal Serigne Khadim Diouf di administrateur bu Touba ca kanam sëñ Khadim ñu ngi lay nuyu. sëñ Papis ñu ba ñu ngi lay fay di nuyu waa groupe Futurs Médias yëpp di rafetlu dalal bi ngeen ñu dalal jërëjëf. waaw sëñ Khadim Touba ca kanam mouvement la association la wala daayira la. ñett yi nga wax yëpp mooy Touba ca kanam aspect boo xool mën nga cee gis doxin wu mel noonu mouvement la association la daayira la donte nag statut juridique bi mu yor association la boo xam ne ñi ngi am yéene fexe jàll ci beneen statut bu gën a kawe boobu incha allah. muy ban. waa xam naa bëgguma ci woon a avancé mais xam nañ ne suñuy mbëbët ak suñuy ambition wax dëgg dépassé na association bu ñu amutoon sax benn étiquette wala benn tur tamit le fait que ñuy dox ci ndigal xalif général des mourides rek dafa gën a rëy ay association ay mouvement ak yooyu yëpp ñun ci ndigalal Serigne Touba la ñuy dox moo tax lépp loo xam ne nii statut la bu ñu bëgg a am wala bu ñu war a am incha allah mën nañ ko am. Touba ca kanam nu mu juddoo sëñ Khadim. waaw Touba ca kanam ni mu juddoo mooy ay jeunes yu nekk ci dëkk bi gis ne li manqué ci dëkk bi bëri na ñu créé seen groupe bu WhatsApp di ci jàmbat jafe-jafe yi ne ci dëkk bi dem ba ci biir kilifa gu mag soobu ci biir groupe boobu ñuy wax Serigne Abibou Mbacké ba mu ci duggee ne leen ab murit warta jàmbat li gën mooy ngeen boole seen doole murit bu ne buy def 1000 francs par weer bu ñu amee 2 millions de murit dinañ am 2 milliards ci weer wi am 24 milliards ci at mi loolu moo ëpp doole fuuf jàmbat yi murit yëpp nag adopté ko nit ñi génnee xaalis fa la yëf yi démarré. waaw ku wax xaalis aussi wax ay suspicion yooyu am na tey ñu ne bari ngeen xaalis lool xamuñ fu xaalis bi dugg amul contrôle. waaw loolu ñi koy wax ñi ñàkk a xam kuréel gi la parce que am gum am contrôle moo tax nit ñi ñeme ko parce que ñun li ñuy def dafa nëbbatuwut chaque mois 1 franc bu dugg ci Touba ca kanam ñu ne la dugg na fi 1 franc bu génn ñu ne la génn na lu des ci kees yi ñu ne la naa nga ma des man xawma lu gën a leer loolu chaque mois ñu def ko Touba ca kanam dafa structuré am ay commission am na commission des finances am sous commission gestion des fonds sous commission gestion des fonds boobu chaque mois bépp fonds bu jógee ci diaspora bi wala nga jóge ci zone nationale wala fu mu mën di jóge ci àdduna bi dinañ ne diw dugal na nangam ci compte Touba ca kanam dugal na ko dépense yi Touba ca kanam di def yëpp ñu ne mois bi dépensé nañ temps solde annuel bi ñu ne la nangam moo ci des gisuma structure buy doxee noonu ci Sénégal ba mu daj. seeni membre ngeen di rendre compte wala autorité suprême bi ngeen koy defal. àdduna bi yëpp la ñuy rendre compte ñi dul jullit sax dañ leen di rendre compte ndax loo dugal ci YouTube dugal ko ci WhatsApp dugal ko ci Facebook dugal ko ci réseaux sociaux yi nëbboo ko kenn loolu nag c'est de permettre loolu pour dimbali nit ñi ñu xam ne ñii li ñuy dox lu leer la ba tax ñoom ñu mën cee tàbbal seen ñàkk xam ne ñii fañ jëm fu wóor la vitrine la boo xam ne nëbbutuwuñ ni ci biir boo taxawee ci biti di gis li ci biir moo tax ñu sañ ko moo tax ñu ñeme ko donc noonu la ñuy doxee ci transparence la ñuy dox. nan la structuré woo mu Touba ca kanam. Touba ca kanam ni mu structuré woo mooy dafa am ce qu'on appelle le comité directeur mais comité directeur boobu personne morale bi daf koy féete kaw sëñ Abdoulaat Abibou ak sëñ Abibou ñoom ñaar léeg-léeg mbooloo mi mën nañoo décider ba pare mën nañoo tënk ba pare ñoom ñaar ñu gis loo xam ne mbooloo mi duñ ko gis
ñoom ñu changé décision bi mais su dut loolu amul benn décision boo xam ne kenn dina ko jël te mbooloo mi yëpp waxtaane wuñu ko commission bu ci nekk la nga soxla da ngay dugg commission des finances ne soxla naa nangam commission des finances boobu xool ko càmbar ko saytu ko ba xam na lu war la lu mën a nekk la ñu door ko valider une fois validé loolu dossier boobu dañ daal di bind benn bon boo xam ne day jaar fii ci man ci administration bi président commission des finances signé ko ma signé ko ñu doog ko yóbbu ci trésorier bi bind chèque bi su bindee chèque bi dina am 4 signataires yoo xam ne ñoom ñooy signé ci chèque bi signataires yooyu mooy personne morale yi ku mel ni Serigne Abibou Serigne Abdoulaye Abibou président bi ak trésorier bi xaalis di doog a mën a génn ci compte Touba ci kanam. Touba ci kanam lan la liggéeyagum bañ ko sosee ba léegi. waaw Touba ci kanam li mu liggéey bëri na ci wàllu santé ñu ngi tabax 4 postes de santé ci wàllu assainissement bi fan yi rek 150 millions dépensé nañ ko pour jàpp ci wàllu liggéeyu mbënd mbeek yooyu ak waajal màggal yi ci wàllu santé ba tey wala ci wàllu secourisme sapeur pompier yi jox nañ leen fi ay camions yoo xam ne ay camions sapeur la parce que dëkk bi daf ko soxla jënd nañ fi aussi 5 camions mbalit yoo xam ne pour wàllu nettoyer dëkk bi la yooyu bi ñu ko joxee xalif bi daf ko joxaat Baye Fall yi pour ñu gérer ordures yeeg yooyu donc Touba ca kanam li muy liggéey chaque mois ñi ngi wane li ñuy def ñu ngi koy wane te tamit am na ci volet yoo xam ne sax duñ ko mën di fësal ndax dafay jëm ci wàllu social ku gis dëkk bi xam ne soxla na ñu leen dimbali surtout habitants yi fi nekk des fois dinañ ñëw suñu commission sociale am na cas yoo xam ne leen di traité te kenn du ko yëg te ay millions lañ ciy def donc Touba ca kanam ci volet éducation it année bi génn rek tabax na 33 daara yoo xam ne nii dañoo dimbali sëriñ daara yi defaral leen ko réfectionné ko ba mu baax ba ñoom ñu mën cee nekk donc volet yi ñuy yëngu dafa doon volet yoo xam ne nii c'est purement social boo demee day doon loo xam ne mënoo cee def ba mu feeñ complètement su dut peut-être structure yu mag yu mel ni poste de santé yi ñu def nga xam nañ ne dëkk bi am na gabu 100 postes de santé ñu ñëw intervenir ci mais bari na lu ñuy def loo xam ne nit ñi sax duñ ko yëg parce que jumaa ji rek chaque mois dina am lu ñu fa dugal pour ña fa toogal sëñ Touba ñoo xam ne nii dañoo bàyyi seen lépp nekk fa imaam yeeg ñuy jàng kaamil ak yooyu nga xam ne ñoom yàlla rek la ñuy defal ak sëñ bi bàyyi seen lépp sëñ bi Touba ci kanam léeg-léeg mu am lu mu fa def loo xam ne du doon lu muy fësal donc volet social daal Touba ci kanam a ngi ci yëngu bu baax waaw. waaw tey du sob sax waaye tey suñ mënoon xam compter ñaata moo ci nekk ci xaalis. waaw ñu ngi ci plus de 400 millions ci mois de septembre bi mais actuellement xam naa war nañu ko dépasser parce que defaguñu publication mois d'octobre bi mais ci foofu la compte yi nekkoon. c'est que li nga may laaj ni boo demoon ci YouTube bi nga tàppee ko fa tàppee Touba ca kanam lépp ngay gis transparence ci la ñuy dox amul lenn lu làqatu ci Touba ca kanam donc lii nga may laaj li lay woon ne du sob mooy boo duggoon wala nga gis suñu yenn publicité yi di nga gis ñu defal la montant ba fa nekk lépp waaw. lan mooy seeni rapport ak les pouvoirs publics wala banxaasu nguur gi wala nguur gi sax. waaw suñu rapport de jàmm rek lañ seq. ak xam ne ñun citoyen lañ yoo xam ne am na lu ñu war ci dëkk bi te xaaruñ ci état xaaruñ ci nguur gi li ma ciy joxe comme preuve rek mooy fat yi ci ginnaaw rek bi ñu amee jafe-jafe ci wàllu pompe nga xam ne état bi ko waroon a wut waa OFOR ak ñooñu ak Maawu Rahmati Touba ca kanam moo ko jënd woo leen ne leen lii pour dëkk bi la jënd ñaari pompe yoo xam ne forage yooyu fi mu toll nii ñu ngi dox loolu rapport yooyu keroog gouverneur ñëw na ba fii sant ñu préfet la même chose xam ne lii état la waroon te buñ toogoon di ko xaar mën na jël temps Touba ca kanam daal di koy defal boppam donc ñun li ñu war rek jàpp nañ ne askan bi ñun moo ñu yitteel te duñ ci xaar état loolu daal suñu rapport nag rapport yu baax la ñu am amuñu benn jafe-jafe ak autorité publique yi. waaw am na beneen daayira bu yor fii bu nekk fii wàllu contrôle yi yu muy def ci dëkk bi fii ne ak yéen nan ngeen di liggéeyee daayira Safinatul Aman waaw ma reprendre laaj bi waaw daayira Safinatul Aman bi nekk fii si dëkk bi mu ngi fi yëngu yéen a ngi fi yëngu ndax yéen a ngi jaxasoo ci liggéey bi.
waa xam nga Touba ca kanam structure la boo xam ne yeneen structure yëpp dañoo gis seen bopp ci Touba ca kanam ndax Safinatul Amaan boobu ñun jëndal nañ leen oto fan yële rek jamono yee ci ginnaaw rek boo xam ne pour jàppale leen ci seen liggéey la. Maawu Rahmati la même chose des fois ndox mi adduction d'eau yi ñun dañuy jënd matériel bi yëpp woo leen ne leen ñëw leen sur le plan technique seen liggéey la xool leen nu mu baaxee ngeen defee ko noonu. donc nekkuñu ci esprit de rivalité wala dara mais ñun dañ leen di jàppale pour ñoom ñu mën a dox donc ñun financièrement ñun ñoo leen tane donc finance boobu nag la ñuy jël di leen ci jàppale ngir ñoom ñu mën a doxal seen liggéey donc loolu moo fi nekk ñooñu ñëpp ci Touba ca kanam lañ bokk. sëñ Khadim tey jii léegi yéen lan mooy seeni perspective seeni mëbët actuellement lu nga xam ne jàpp ngeen ne lu jàmp la lu ngeen war a def te defagu leen ko. waaw xam nga fi mu toll nii Touba dafa am jafe-jafe ci wàllu ndox am ndox mu doy sëkk am ndox mu neex eau potable donc loolu ñun am nañ ci gis-gis boo xam ne bëgg nañ mu saafarawu jafe-jafe bi ñu am ci wàllum ndox ba Touba tout le temps ñu naan ndox mi nangam loolu Touba ca kanam am na yéene ci mu saafarawu jàpp nañ ne lu war a mën a nekk la te ñu ngi ciy xalaat loolu bokk na ci suñuy gis-gis donc am nañ tamit ay objectif ak ay ambition yu bari ci biir dëkk bi mais lu ci ne nag des fois day arrivé day jot rek ñu def ko ndax li ci ëpp léeg-léeg tamit ci suñu doxalin léeg-léeg improvisation am ci ndax ndigal day jóg rek dal suñu kaw ñu daal di koy appliquer ci biir màggal gi nii rek on avait prévu 3000 lampadaires yoo xam ne dañ koy def pour éclairage public bi jàppale ko Senelec ñu xool fu ñu koy def fu lëndëm ci dëkk bi ñu leeral ko donc yooyu yëpp pour te dire suñu rapport ak autorité publique yi ak ñi yore wàllu état bi ñun dañoo jàpp ne lépp pour askan bi la même bu ñu waree collaborer ak ñoom pour l'intérêt des populations ñun dañ koy def amuñ ci benn jafe-jafe mais daal suñu objectif mooy Touba développé wu Touba mel ni Makka wala Médina waaw. Serigne Khadim Diouf administrateur Touba ca kanam RFM mi ngi lay jaajëfal. jërëjëf maa leen di sant bu baax jërëjëf. mbokki auditeurs yi li leen jaajëfal yéen tam ci seen teewlu ñu àndoon ak administrateur bu Touba ca kanam di leen jaajëfal ci ànd bi ak ñun fii ci Touba. jërëjëf yow it Pape Bess Diba ak ñëpp ñi nga àndal foofu ba woo fii ci rajo Futur Média ak ci Go Futur Média dem foofu ca Touba foofu la ñuy yem ci xibaar yi ni tut ñu def ak pàttali ci la ci gënoon a fës. màggalu ko Touba gi édition bu ren bi police ak gendarmerie yëpp taxaw ngir kaaraange ga mën a ñoŋ bu baax a baax gendarmerie lu toll ci junni ak juróomi téeméeri takk der yónnee na ko fa waa police ñaari junni ak juróomi téeméeri takk der la ca yees li ñu duppee police mobile ak ay drone ñuy xam ne ni ñi nga xam ni ñoom ñoo defkatu ñaawteef yi duñ leen may benn yoon fu ñu yàqee seenuk nag syndicat unique et démocratique li ñuy liggéey ci wàllu ko énergie ñaawlu doxalin wi nga xam ni moom la directeur général bu Senelec ba nekkee foofa ca kër ga mu ni tànk ya muy doxee nuroowul dara ak tànk ya nga xam ni moom la fa kamu wuutu doon teg ñi di waa Senelec jaarale ko ci ka yore jokkalante ba nee na loola dara amu ci te wax ji booy boo ñu xoolaat ko ndax la ñu wax ëpp na naam sax ñoom ñuy xam ne ni mosuñoo tëj seen i buntu daañu ko ubbil syndicat bi ngir waxtaan ak ñoom Sénégal li muy rëy lépp ci téeméeri ci ñaar fukki entreprise yu yëngu ci wàllu exploitation minière ñett rek ñoom ñoo ca am plan de gestion environnementale ak sociale ka ko xamle moom moo di secrétaire général bu ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu environnement tàggat yaram àndoon nañ ci ak Abdou Diouf Junior le tour du web ak Jo Marone bonne santé ak Koumba Sandiane Faye ca Touba gan gi nekkoon kii di Serigne Khadim Diouf bu Touba ca kanam le marché tamit àndoon nañ ci ak Alaaji Seydou Nourou Ba